mbokki Gambia ma dellooti rek di leen nuyu yéen ñépp ak foo leen munti nekk ci àdduna si suñ limee dañoo juum ndax am na yenn dëkka yoo xamante ne duñ fa dee expect Gambian yi ñu ngi fa su nañ ne rek ak foo leen munti nekk ci àdduna si ñu ngi leen di nuyu di leen santa di leen gërëm ba pare di leen ndokkali ci 54th anniversary independence anniversary buñ celebrate bu yàggut nii bëggoon naa génnee benn vidéo ci bés boobu noonu waaye mu tombee élection yi am Sénégal moo tax ma ne xaaral tey ma génnee vidéo bii nii waaye balaa ñoo commencé waxtaan bi comme ni ma ko dee faral di defee rek dama dee yokkandeku tuuti ci vidéo bi passé bi ma mujjee defar soo leen xoolee vidéo bi ma mujjee defar dañ waxtaan si deportation bi nga xamante ne mu ngi am right now in the Gambia between German government bi fii nii ak Gambian government bi agreement bi gars yi am ba war a tax ñuy war a delloo Gambian yi soo leen xoolee time bi ma génnee vidéo boobu noonu ak léegi am na plane yu bari yu tàkk am nga gis nañ nag am na ay journalistes yoo xamante ne ñu ngi doon try pour cover affaire yi waaye xam ngeen Gambia dafa nekkul réew boo xamante ne dangaa wax dara rek nit ñi jóg loolu taxut ñuy wax loolu noonu dinañ xaar ba soona loolu du teel a am ñun bañ nekkee xaleel démonstration bu xala effectif buñ gis ñun biñ nekkee xaleel moo nekkoon Gambia college suñ brothers yi ñu ngi doon jànga foofu noonu dañ arrest nit ñi nga xamante ne raw nañ daw xam ngeen lan a happen dañ la dee fekk si sa kër loolu taami jawaral de taami jawaral waaw li ma bugg a jawaral yëpp boobu moom kuulut dëgga wax dëgga ne yàlla ñi nga xam ne dañ raw xam nga dañ téye students yu bari loolu doyut every day nga dégg koo xam ne dañ ko dee jël si guddi ci këram noonu lañ def ba jël si ñépp ñu bari nag bàyyi nañ leen liita waaye taxut Jawara dafa tëjoon collège bi sax completely xam nga collège boo xam ne mu ngi tëj nit ñi ñëpp di xaar kañ laa ubbi teeluta ubbi yow loolu fan la am Gambia rek la loolu am loolu time yi Jawara la de sakatuma time bi xam nga dañ war a xool réalité bi Gambia ni mel ñun niñ mel suñ politiciens yi niñ mel political system bi indi Gambia ni moo doxee ñu jël yeneen pexe xool ni ñoo demee gars yi because otherwise ñoom dañ ñu xam dañ ñu dee galgal dañu bot dañu bëcci waaw loolu la ñun ñoo politiciens yi loolu la dañ ñu xam that's the thing dañ ñu xam nit ñi dañ toogoon di xaar kañ la ñoo ubbi collège bi nit ñi toogee lu yàgga xam ne collège bi le du muus di ubbi government bi parewuñoo ubbi collège bi just to punish these students loolu la suñ yenn brothers dem ñii dem Sierra Leone jàngi time boobu Sierra Leone mu ngi seeda ñii dem Ghana jàngi time boobu Forabe collège moo gënoon a fame ci among the Gambians fa lañ daan dem di jàngi suñu own brothers yuñ bokkal sax bokkoon nañ ci loolu dañ demoon ba dem outside Gambia mun a jàngi suñu own brothers ñu ngi doon jànga collège I know what I'm telling you am nga time boobu suñ mënalul government dara duñ mun a toog time bii nii ñu foog ne ñun dinañ mun a xoos government bi la because the last time maa ngi gis ndeysaan suñ mbokki journaliste yi liggéey bi ngeen di def baax na trop the last time maa ngi gis ñu ngi daw airport ndeysaan pour cover foofu noonu ay Gambian yoo xamante ne ñu ngi leen delloo ak yooyu noonu after bi ñu xoolee gisuñ fa even 20 people ay 20 am nga gisuñ fa even 30 people xam nga loolu noonu du xoos suñ politiciens yi du leen xoos soo leen buggee luy xoos pour suñ politiciens yi kay dem leen State House bunta bi nekk marché ngeen taxaw fa bunta bi nekk boori lopitaan ngeen taxaw fa ak ñi dee jaar ci boori cooj bi xam nga Independence Drive xam nga foofu tam ngeen faa taxaw
di interview di laaj officials yi dinañ leen daw nag su ko defee ngeen record loolu woon ñu ko politicien bu dof ba dóor seen caméra loolu tam ngeen woon ñu ko woon leen ñu ko politicien bu agressif rek woon leen ñu ko ñu leen di fay tax and everything ngeen sonal ñu ba bugg a dee soo later di dóor suñ journaliste yi woon leen ñu loolu rek waaye at least foofu di ngeen mun a yëngal dara waaye di daw ci airport bi like that te yéen oo leen pég ne sumaay fii man wax naa leen solution bi lan la man bëgguma repeat li ma waxoon soo leen amee ay mbokka jaamani fii yi nga last video bi ma génne paasante leen ko because foofu yëpp laa wax suma benn xarit mu maa wax ne da nga war a génne beneen vidéo affaire deportation bi ma ne ko non du ma mën a génne beneen vidéo talking about the deportation again because li ma wax ci vidéo boobu noonu soo leen xoolee suma vidéos yëpp def dee gaata waaye boobu noonu almost 25 minutes laa wax because yëpp laa wax xam nga the cause of the problem ba pare ma joxe solution te solution bi ma joxe ci vidéo boobu noonu that's the only solution there is no other solution ñun tolluwuñ foo xamante ne dañoo wax ne government bi change maanaam ñun ñu ngi yéen kay da ngeen war a use freedom of speech bi gars yi di wax nii use leen ko léegi because ñi suñ toogee ba toog rek jeex na politicien loolu la fi mu nekk ñu ngi kool seen boppa ci toogu yi waaye suñ xasee ba daaj seen boppa si toogu yi rek amul kurbaali bu nekk ak Gambia buy génnee because kurbaali rek la waaye du kurbaali yii dee non kurbaali dëgga mooy génnee daaj yi politiciens yooyu daaj seen boppa ci toogu yi because Gambia after 54 years of independence ñun xoolal fiñ tollu rek about deportation bi moom nañ bàyyi noonu wax naa yépp advise leen seen mbokka yi nekk Germany fii nii ñu xam situation bi amul benn time boo xamante ne dañoo delloo nit ñi more than now amul loolu amul xool leen rek amul suñ brothers yi time collège suñ mënut a yëngal ñii nii am na yeneen yu amoon Gambia yoo xam ne mënuñoo yëngal ni government bi am ngeen the thing is that Gambia moo amatul asylum you understand the last time maa ngi gis tam suñu yenn journaliste ndeysaan ñu ngi interview koo xamante ne mu ne ci school bi lañ ko fekka mu ngee jàngaa ñu arrest ko foofu noonu. Let me tell you something ñun fii lañ dëkka ñun bëgguñ yi nga déglul ma explainal leen li moo wax noonu amul doo ñëw fii nga toog fi ay months demuloo school yow li nga war a njëkkaa def mooy dem school bëgguma repeat li nga xam ne waxoon naa ko before moo tax man leen wax naa yëpp bàyyiwuma dara wax naa kan mooy Seehofa wax naa bi coalition bi dox fii nii wax naa ne ku fi involve in crime ñooñu lañ dee njëkkaa delloo ñooñu lañ tàgget crime ak nu mun di mel sagarduma nga taxaw si biti di def nonsense because duñ mun a wax ne bugguñ Yaya Jammeh ba pare at the same time Gambia dafa war a am asile fatel amul Sénégal ci lañ bokka Ghana ci lañ bokka Liberia ñu ne even before George Weah is free Sierra Leone ci lañ bokka Nigeria ci lañ bokka Tunisia ci lañ bokka Algeria ci lañ bokka Morocco ci lañ bokka ma ne dëkk yi bokka moo bari you understand me Mali ci lañ bokka although Mali is a poor country waaye Tuareg problème bi fa amoon noonu ñu ne léegi ci sedda na waaye du Gambia rek de am nga lan la Gambien yi di wax government bi amuñ baxa waa Banjul baxa la ñoo wax te dëgg la amuñ xaalis ñu indi leen kartabali xaalis duñ ko jël gars yi dañ koo jël de waaw waaye lu affaire bi naxari there is a solution bi mooy dem school soo fi ñëwee bul waste sa time de dinañ la
fii asylum moo dangaa dugal sa asylum bi waaye loolu du police mooy decide loolu yëfi George la yëfi justice la te yëfi justice du dee gaaw waaye nag soo involvé in crime dafa gaaw de doo fi toog ay months nga toog ba ñu war a xool sa affaire nga ne yow yaa ngee dem school ñu xool sa affaire ñoo jël si la school bi nga ne yow ba ma doon jàngalañ man ma ne déglu leen ma expliquer leen lu leer nañ bugguma koo repeataat nag repeat la nag de waaw because man yëfi repeat I don't like it yëfi vidéo la rewind leen affaire bi ngeen xool passante leen vidéo bi ma mujjee génnee nii fii loi la loi xaw ma lu suñ journaliste yi di wax ne waaye they don't tell the truth or at least they don't give you correct information fii loi la ku am house build up unless you are deal in crime unless you have something to do with crime duñ la delloo mooy loi bi xam nga bii coalition la waxoon naa ko bugguma koo waxaat waaye xaaral ma defar affaire bi nit ñi mun a understand Africa is a problem am na ñoo xamante ne last video bi rek dama dajee ay pôle sax ñoo du ne ma bro mi na nii ma kat mi wonta dara de mi acci point once and for all affaire bi loolu la soo ñëwee fii balaa ngaa waste time demal la góom nga jàngal language bi soo jàngee language bi ba pare di nga am li ñoo wax house bill dong bi coalition bi social democracy ñoo wax ne am na ñuñ dee deeloo ñoo xamante ne ñu ngi am house bill dong moo tax ñu defaraat loi boobu loi bi du tey lañ ko defar xal naa yàgga tuuti am na some few months te loi bi ñëpp a si em ñëpp am na Gambian boo xam ne dañ ko bëggoon a delloo fii moom footballer la xam nga football pour ñun foo la fii tubaab yi moom foo la at the same time liggéey la job la like any other job biñ ko rejecté tiimam bi ne kii mun na fee jànga football although mun na football waaye football school bi mun na faa dëkka ñu amee everything am mu jànga football mu nekk ci football school bi loolu moo ko safe waaye moom daf doon ñëw di practice nii rek bokkutoon foofu exactly you understand me directly so fii kon du fi am house builder ñu delloo la bul toog fii nag ay months waste sa time yëpp nga toog bi time bu ñu la waree wax nga ne yow yaa ngi dem jàngi language bi ñu ñoo jël si la si school bi foofu noonu nga ne yow bi maa jànga lañ ma téye booy bàyyi leen booy big coalition moo fee dox government bi am nañ kayit bu dëgër bu delloo nit ñi buñ foyee affaire bi soo ñëwee fii di first thing demal nga jàngi language bi doo fi mun a am li ñoo wax house builder métier te jànguloo amut ma ne fii bale sax bale ak fompa ñun li ñoo wax naan mbindaan fii da nga koo jànga dee lañ leen ku nekka da nga koo jànga nga am kayit bi ko yow mi ko jàngut am na ku ko jànga yow kan la ñoo jox liggéey bi ki ko jànga la ñoo jox liggéey bi dee loolu la sakantuma time boo xamante ne Europe lañ nekka booda yaa ngi ubbeeku soo ñëwee fii dégguloo ñoom langue bi lañ leen ñi kaa jànga muy Spanish muy anybody gan yi dañ bari fii suma waay gan yi bari nañ fi de te yëfi justice la justice mooy decide so yow balaa ñëw xool sa affaire fekkat sori nga xam nga doon ñëw nga deal fii in crime ba pare ñu delloo la nga ñëw di wax di wax ne yow crime nga def yow booy boobu ngeen doon interview ci airport bi ba ubbi mbuusam bi kayitam yooyu noonu gis leen fa ay kayit yu yeloo xanaa riwaay leen vidéo bi ngeen xool ak kayit yu nuroo kayit yu yeloo loolu kayiti koot la xam nga kooku du leen ubbi loolu noonu ngeen read what happened how did they reject him what happened yow nga ñëw fii yow una la pene ay mons balaa ñu laa oo fekk jeexal nga school nga am house builder foog nga am ma ne su dee balee sax foog nga am fu dee fompala sax foog nga am dafa am liggéey yoo xam ne ñu ne dafa manqué fii ñi ko def ñi ko war a def dafa am liggéey yoo xam ne ay liggéeykat lañ soxla liggéey yoo xam ne is vacant like that
nit ñi ko def bariwut te nekkul liggéey bu bari sakantuma toppatoo ay mag di defar seen lal di defar seen and everything am nga liggéey yu mel noonu ñi ko dee def fii bari na waaye bariwut still ñu ne ñu ngi soxla lu bari moo tax ma ne damaa defar si extra video ma wone loi yooyu noonu because ñu ne du Europe rek ñu ne outside Europe tam bokka nañ loolu noonu dama bëgg a génnee extra video ma experience government bi everything government because suñu government bi bokk du mun a dem because ñu ngi gis fii ñoo xamante ne dañoo wàcca high school waaye still jaar ci back way bi liggéey amut loi yi gaamal ñi génnee na pour ñooñu la ñu jànga tuuti sakantuma nga ñëw ba fii yow jànguloo school mooy jànguloo ñaareel yi dee wax ne jàngu ñépp a jànga ñoom li ñoo foog ne du jànga loolu mooy jànga nag dëgga foofu la jànga di commencé xam ngeen lana tax ñun suñ doom yi intelligent xam ngeen lu tax I will explain it to you including my own child internet lay waxee nii GRTS loolu Gambia rek la de internet worldwide la man suma doom laa wax bu ma jur primary school musuta jël seconde billahi musuta jël seconde high school bem jeexal high school léegi mu ngeen university benn yoon la musa jël seconde benn yoon katok la musa jël seconde high school maa ngi kontaanu like that ak yooyu noonu comme as usual rek ma gis ne mu ngi noppi ba mu ëppa ma ñëw ci yaayam lu xew what happened mu ngi noppi mu ne ma ak nga léegi seconde la jël loolu moom la fiil nii ma ne waaye seconde baax na de mu ne is the first time mu am seconde ma gis ne ma bugg a wax mu ne ma xaaral tuuti soo time nga dem wax moom waaye daal kontaanu li mu am seconde waaye xam ngeen lu tax xale boobu nekk xel ñun suñ doom yi xam nga lu tax yow ba nga amee 4 5 la nga dee jàngal li Paul dee wax hunjagol laaj leen ku dégg Paul kraam yow yaa ngi kraam ay Fatiha Falaxi Naas yaa ngi kraam alquran lu mu tuuti yow yaa ngi koo kraam fa nga nekkee xale la loolu moo tax yow soo demee school ni ngi dee gaawee nit ñi dañ dee jommi kii fan la jëlee xelam bile fekk yëpp ci alxuraan biñ la daan jàngal ba nga nekkee xale di ko kraam la loolu is more than energy te amul kenn ku jógee badi bu jógee fii jógee kër Cerno jógee univers yow jànguloo alxuraan lu mu tóotutéri da nga koo jànga man suma doom ma ne la benn yoon la musa jël seconde mu ngi jàngal léegi university yal na ko yàlla def docteur dafa bugut yëfi deret nag waaye yëfi xaleel mun ngaa dem ba ceeñ sa maay waaye xelam bi yaayam moo ma wax ne bàyyil sa doom bi le danga fàtte ne xale yi yëpp dañ dee kraam rek ma fàttale lu ma suma papa waxoon mu ne ma hunjagol alqur'ana ko fandi fo ko fandi a welay hakkil mu ne kraam alqur'an lu mu tuuti soo ko defe dañ dee neex xel waaye sàkkantuma xaleel waay moo tax dañ war a bàyyi suñ xel bu baax soo fi ñëwee bul foog ne yow jànguloo waxal ne man alxuraan laa jànga tuuti su dee tuuti la sax tubaab bi du la foyee ci loolu de foyee de xam ne xale yi jàng alxuraan ni niñ dee neexee xel yow soo ñëwee fi nga xamante ne tubaab bi mu ngi yàgga ci di kraam bi yow dangaa ñëw rek nga kraam ñu woon la mars nga kraam ñu woon la anything nga kraam ko mars moo dee jaaxal gaa yi kii naka la neexee nii xel bi ko da nga koo waxal dara mu kraam ko ba mu nekkee xale loolu la jànga nañ bàyyi suñ xel de nañ bàyyi suñ xel bu baax a baax vidéo bi is too short soo leen fi amee ay mbokka last vidéo bi ma defar paas leen ko gaa yi ñu xool ñu xam situation bi jaamani fii ñu góorgóorlu waxal naa leen góorgóorlu bi du lu ñoo foog nii góorgóorlu bi yépp mooy soo ñëwee fii nii lii nga war a def soo génnee si lii di nga am lii soo génnee si lii nga am lii loolu yi moo laa teg jaamani
dama wax mu leer nañ saa doo fi mun a jógee yow ñu ngi la reject bindal lu tax ñu reject la problème yu bari de yow nga ñëw di ko waxee Gambia dafa yéen journaliste yi bu leen expect loolu waaye daal foog naa ne da ngeen war a use freedom of speech bi ñoo wax nii use leen ko at bii de because gis naa ne waxeet dina am xam nga dañu ne ñetti at ñu after ñu oote élection ngi mel ni gaa yaa ngi taxaw naan xam nga constitution bi lii la constitution bi lale mel ni constitution jaasi la xanaa su nekkoon jaasi yéen seen boppa yëpp dog nañ ko su fekkoon ne constitution lu mu wax rek yéen a koo def defu leen ko nekku leen di job waay suma waay yéen tamit dafa neexut a wax rek you understand me constitution Germany fii ñu advance lañ waaye seen constitution still ñu koo defar every time def day am loo xam ne dañ ko dee bàyyi di ko defar muy méngoo ak jamono the only solution is to help us tell these politicians to change the constitution so that they can allow the dual passport for our children and our children's children. It is Gambia who is going to benefit out of that. Suñ brothers yi ak suñ sisters yi ak suñ doom yi nga xamante ne óolu wuñ politicians yi bu ñoo liggéey ak politicians yi ñu mun a am seen own party. ñun suñu amee European Gambian Party ñun dañ cee benefit suñu amee American Gambian Party dañ cee benefit waxuma parti yu bari benn parti kotok benn rek European Gambian Party America li moo rëy yëpp benn rek American Gambian Party so ñaari kurpeñ yi kuñ dóor rek da ngaa faatu politically laa wax naa leen ñun ñoo amee Gambia duñ mun a toog fii amee biñ amee Gambia ni ñu dem ba dee ñun suñ doom yi duñ mun a continuer loolu ñun génnewuñ yooyu foofu travail ba politiciens yi am ñu indi dual passeport bi mu nekk officiel pour ñëpp lu bëree bëri defuñ ko ñu bugg a war a expect ne suñ doom yi nañ ñëw di bokk si political system bi du mun a dem xam nga soo jàngee ba yéey kayit yi yow koo xam ne eegul foofu noonu du la mun a naxee noonu di nañ nax kay Gambien yi waaye dama bugg a Gambien yëpp xam ne this is the only solution dañ war a change loi bi ñu indi dual passport Angleterre ba ma fa demee dégg naa ne ñu ne foofu noonu is legal waaye Angleterre is too small compared to the world Gambian yi am xam-xam dañ bari te ñu ngi tasaaroo si àdduna si dañ bugg a ñooñu ñëpp dellu si Gambia waaye yéen seen dellu si mooy ñëw leen ñu liggéey together ban liggéey together yéen tamit yéen ay top doctors oo naa fi ay docteur yu nganda waay suma waay ñu jànga ba am doctorat ñu rëy ñëw Gambia fii sabilillahi moo leen indi ñu féel yow nga gis loolu yàlla moo la ko woon yow mënoon ngaa nekk kooku waaye yàlla moo la woon ne yow kii ñii nii soo demee da ngaa féel ñii ñoo la ëppa xam-xam ëppa la jaar-jaar ñoo la ëppa knowledge ëppa la money xaalis because seen jaar-jaar ni mel nga ñëw Gambia féel yow docteur bu baax ban njëriñ la am Royal Victoria Hospital su fekkee ne yow amuloo sa jumtuwaay ñu ne la every year nañ la jox lii ak lii ak lii nga sa jumtuwaay lii ak lii ak lii la nga gis ne loolu mu ngee manqué rek nit ñaa ngee dee Royal Victoria Hospital all the time at least nañ try suñ politiciens yi le ñu may ñu seen 6 months salary ñoom ñëpp ku ci nekk 6 months salary ngeen may ñu ko ñun ñi nekk si diaspora bi fii tam dinañ teg xaalis yi nga 20 nit suñ tegoon ku nekk seen xaalis dinañ am some millions ñun tam ñu teg millions yi des ñu jënd bagage yi manqué Royal Victoria Hospital ngeen bàyyi defarantu yii nii fekk Royal Victoria Hospital nag baaxul Gambia du mun a baax nañ defaral gum Royal Victoria Hospital nit ñi mun a faju wax naa leen soo leen amee container xaalis sa doo mun a faju Gambia ñun amuñ fenn fuñ leen di yóbbu this is hard this is very hard moo tax soo leen fi amee ay dal mbooka daal waxtaan leen ak nit ñi
politiciens yi foofu noonu tam sol waxtaan leen ak politiciens yi ñu change loi bi def dual passport pour Gambian yi am xam-xam around the world ñi nga xam ne óolu wuñ politiciens te dañu xam right they are right man nañ change loi bi ñu def dual passport suñ doom yi ak suñ brothers yi jaaga ba yeey kayit yi ñu mun a bokka ci political process bi nag nekku ne da ngeen di change loi pour ñu votal kat votal leen pour lan yow nit ñi dañ am ay soxla ñun ñu leen votal munuñ leen a votal munuñoo liggéey ak ñoom ñi munuta liggéey ak ñii dañ bari dañ leen di war a force na ñu change political system bi am nga indil loi boo xamante ne dual passport bi dina nekk not only for England for the whole world all the Gambians ñu am Gambian German ñu am Gambian British ñu am Gambian Scandinavian sax xam nga mu nga wax ne Gambian Swedish Gambian Danish Gambian this Gambian that America the same thing ñu soo ñu defaree loolu rek dañ góorgóorlu fii ba am European Gambian party suñ brothers yi nekk America dinañ try ba am benn parti amul parti yu bari ñun ñëpp benn lañ te bariwuñ ñun bariwuñ de loolu tax dama ko bëgg a wax mu leer dinaa génnee extra vidéo ma wane proof bi ne ñun leer bariwuñ li ñoo wax 2 million ana 2 million nit ñi ñun naka la ñoo amee 2 million people you don't go nowhere you find 100,000 people Gambia daal Banjul la Serekunda Brikama soo passé Brikama dëkk boo dem man dem naa more than 50 places foo dem nga laajte nit ñi mool bébé Brikama yàlla ko mangool bu ko waa fi ja dëgg la yaa ngi am mango maa ngi am mango loo maa jaayee mango du mun a dem kara koo jaay jënda foog nga dem Brikama ba ma demee téye yoon bi tam gannaaw Serekunda di jubali Katong dëkk yooyu yëpp laa dem Sanyang everywhere dëkk bu ma dem taxaw dama dee laajte ana diggi dëkk bi ñu ne alkaali bi fële ma ñoo gis marché bu ndaw ay 4-5 nit ñu ngi toog foofu ne su ma laajte ana nit ñi ñu ne ma nit ñi ñëpp ak Serekunda mool bébé Serekunda fa la business bi nekk ñun mu ñoo defar Serekunda bi nga xamante ne moo ñoo indil xaalis marché yi nga xamante ne moo ñoo indil xaalis ñun mënuñ ko update jël lempo rek lañ fi nekkee man xaw ma naka la politicien di soo leen tëddee naka ngeen dee nelawee man loolu daf ma day jaaxal torop you know man na nekkuma fi pour criticize government yëfi deportation bii nii déggu leen ma fu maa criticize government so much dëgga man dama bugga liñ am ñun ñu use ko and made something good out of it that's it deportation bi duma laal waxal naa leen ne du joxe naa solution bi ba pare te du Gambia rek a dee deport te duñ toog di xaar ne dina am lu rëy luy happen Gambia bla bla loolu du mun a happen not in this time mais bi mu happen yàllaa dee def yàllaa dee decide tam dafa am yoo xamante ne ñun suñ dimbalee suñ bopp yàlla dinañu mun a dimbale moo tax ñu ñëw ñu advise nit ñi ñu understand ne Gambia is too hard right now waruñoo téye benn topic rek di si dem man topic bi ma gën a ñor mooy dimbale leen ñu politiciens yi muy mun a indi loi boo xamante ne suñ doom yi ak suñ doom yi dinañ mun a nekk Gambian yéen tamit bi ko gisaguma ñuy fight loolu man nag dinaa fight de bi ko Gambia ñun ñëpp a ko bokka koo gis su fi amul mbokka du dee ree fale loolu waxoon naa ko dégg la te ñun dañ bugg a changes Gambian yi sonna nañ de dañ bugg a changes nañ presso suñ politicien ñu change loi bi pour Gambian yi am xam-xam tasaaroo si àdduna si mun a bokka ba pare maa ngi ñaan government bi may leen ñu seen 6 months salary yéen ñëpp starting from the president himself okay men 6 months salary mon minister be mon bem fo okay men 6 months salary menen kadi me yaltinay ko hedditi kon men soda di masinaji mankudi Royal Victoria Hospital ɗum no hersini ha feƴƴiti Mr President mi nanayno mawɗo goɗɗo no inna wondema sa gollanani baraji ɗin wo a gollanay bareji ɗin
Beautiful, Mr. President. This is beautiful, Mr. President. Wo sa golla nani baraji ding, wo a golla nani bareji ding. Ñu ngi leen di ñaan ngir Yàlla waxtaan leen ak suñ politician yile ñu change loi bi. Su ko defee duñ mun a toog fii di debate affaire yi ay deportation. Yo Gambia su change kenn du jaar ci gannaaw suma waay. Ci gannaaw ni mu naxaree nii kenn du fa jaar. Dañoo toog gis ay parti yoo xam ne xam-xam ci nekk ak xaalis. Maa ngi gis seen convention yi le man dama rus sax. Bu PPP bi ay selt ay baas la ñoo ooyee loolu sax pour ngénte sax loolu dafa xeewi sakatuma politique. Yéen mënu leen a jël stadium bi what's going on? Su doon time Yaya Jammeh la ñu ne waaw Yaya Jammeh de moom rek a moom fii moom rek Yaya Jammeh nekku fa. Yéen mënu leen a jël stadium bi. This week mu nekk doy next week mu nekk PPP another week mu nekk UDP. ñëpp solo ba jeeka kenn du ponde toilet yaa ngi fa. Yéen mënu leen a def loolu noonu ñu tegal ñu ay table ay yu kenn xamul sumaay soo gisee suuf si ponda bi ñun dañu war a passé loolu ceeñ leen loi bi da ngeen di toog ngeen gis ay parti yu kenn yoo xam ne xaalis rek ak xam-xam te maa ngi leen di yëgal ne xaalis ak xam-xam mooy amee Gambia. Let me repeat it to finish this video. Xaalis ak xam-xam wala ma njëkkee xam-xam ak xaalis mooy amee Gambia ñaar yi ni te manqué le nañ xam-xam ñëpp génn nañ xaalis amut am na benn Gambien mu ne ma bro gars yi amuñ baxa wax na dëgg soo ceeñ leen loi bi suñu réew bi dafa tuuti ceeñ leen loi bi suñu réew bi dafa tuuti ñu dimbale suñu boppa ndax Yàlla mun ñoo dimbale. So with these words maa ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm képp kuy ñaan nag ñaareel dama dee riit ñaan bi ba pare man nangu amiin bu laaw ba kenn ki ma toogal one time mu maa expert ma ne ko waaw foog ma wax mu ne ma yow bro yow ñi laa ñaanal ni de dang de wax amiin bu laaw ma ne waaw foog ma wax bu laaw jinne yee ñëpp dégg that's it. So képp kuy ñaan tam maa ngee naan amiin rek that's it. Waaye please li ma leen ñaan nii defal leen ñu ko Gambia mun a change. So with these words maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen santa di leen gërëm comme ni ma ko dee faral di waxee in the end rek long live the Gambia and peace.